ministre bi nga xam ne amal nañu ko démb Thierno Mag ba njàngat nga ciy def. waaw comme ni ñu ko waxee sànq xam nga rationalisation moom loo xam ne lu baax la parfois parce que waruñ jël xaalisu état rek di ko dépenser noonu te ko wax dëgg rek structure état yi bëri woon na ay chevauchement bon li ma ci jaaxal nag xam nga ñoom li balaa ñuy falu sax fekkoon nañu projet boobu tege fi bi ñëwee respecté wuñu ko ñu jël seeni nit teg ci bopp agence yu bëree bëri bon ñu dem ba si yàgg daaw waxoon nañ la bu ñu eggee ci mois de juin 2025 dinañ def projet boobu ñu boole ay agence yu bëree bëri xam nga supprimer yenn yi bon loolu boobu ba tey defuñu ko ñu toog ba si yàgg këtt na jonn ñu ne dañ koy def man je crois que lii lépp dafa dugg ci li ñaan plan de redressement état la boo xam ne bii tey koppar amatu ko daanaka parce que li ñuy fay ci bor dafa bëri te li yokk bor bi mooy bi Ousmane Sonko waxee dette cachée Sénégal ñëpp di ko dumooy ñi koy dégradé muy wàcc bu baax a baax a baax ba fi ñu mënoon di lebee sax ci yeneen réew yi mag yi mootuñ fa lebee ci marché financier yi ñuy dem di lepp ci dëkk yi nga xam ne ñooy dëkkandoo yi vous voyez Mbambey ba loolu tey mu exposé sax suñu banques yi parce que banque yooyu loolu ñu waroon jël tey di financer secteur privé bi sax bu yàggee li ñu naan effet d'éviction dootuñu am moyens yooyu donc loolu moo tax ba tey état bi fu nekk lay jaar pour am xaalis moo tax xëy na ñu def lii nii et cetera xam nga yaa ngi gis tey revendication yi bëri na étudiants yi ñu ngi kaas loolu lépp la parce que xaalis amut ñi nga xamante ni ñoo di waa BTP bi ñu ngi kaas ak secteur privé bi nga xam ne état yore na ko xaalis bëri. loolu lépp donc xaalis amul moo tax ba ñëwee dañuy dugg ci plan de rationalisation mais nag rationalisation bu mu ànd ak injustice avant tout il faut un schéma clair de ñi nga xamante ni de réinsertion de ñi nekkoon ci structure yooyu ku nekk ñu delloo la fenn fooy liggéey parce que tam au nom de la rationalisation fekk ay pères de famille nga dàq leen parce que bi ñuy doog a ñëw ñoom loolu lañu def ba pare il faut dire que ñoom ñoo contribuer à alourdir le train de vie de l'État parce que bi ñu ñëwee tamit ñu leen doon topp ci politique jël nañ leen dugal leen ci ay structure yoo xam ne loolu tam àndut ak benn rationalité. voilà jamono joojee na nga ko Bakayoko ay délégués yi doon liggéeyee foofee ca CNO dañ doon amal janoo taskatu xibaar yi ñoom nag la ñuy ñaawlu moo di licenciement maanaam dàqaate yi nga xam ne teguñu ko fenn amul benn explication bu nga xam ne bawoon na ci direction ba ñu ànd Cheikh Tidiane Diallo Germaine Dior. ngir dénoncer doxalinu direction générale bu CNO. képp ku sëqat daanaka ñu affecté la ñu sanctionné la ñu menacé la. wala avantage yi nga amoon ñu retiré ko maanaam bañ sax kenn wax au nom du personnel ci biir CNO. suñu sukkandikoo ci syndicaliste yi amoon nañu ay acquis waaye léegi dañ ko mujj supprimer. acquis yi nga xam ne personnel bi amoon na ko muy seeni avantage mu dëkk di ko dindi benn par benn ba heure bi may wax ak yéen sax ëpp na ñaari at personnel bi joxuñu leen sax saabu bi nga xam ne dañ ko war a jël. pour fóotee ko seen tenue de travail. Forum social sénégalais ak centrale syndicale yi ñu ngi woo gouvernement bi na ci jël ay mesures. non content de la facturation. malgré facture yu cher yi ak installation yu cher yi dañoo gis seetlu ne waa CNO ñu ngi profité tamit ci situation bi di licencier ay liggéeykat te teguñu ko fenn te jaaru yoon loolu nag dafa ñu interpeller ñun ñëpp. licencier les enfants du pays alors que le pays se veut souverain. suñu sukkandikoo ci syndicalistes yi fu ñu toll nii actionnaires yi gisatuñu seen bopp ci boîte bi te nag licenciement yi ba léegi mu ngi wéy. desee ci wàllum licenciement yi na nga ko Bakayoko bëri na si ñoo xam ne bi ñu leen dàqee ba léegi ñu ngi jàmbat seen réintégration donte am na ñu dem waaye ba léegi effectivul ba noppi it gis nañ 982 yoo xam ne soo moytul dinañ ci dolleeku ndax agence yi ñu nekkoon soo moytul dañu koy taas. en tout cas réew mi doy na waar ci liggéeykat yu bëree bëri parce que comme ni ñu ko waxee déjà rek boo xoolee une tribune mi ngi wax ci ay liggéeykat yoo xam ne ay takk der la yoo xam ne moom am nañu seenub liggéey ba noppi ñu leen ñeneen ñi da ngay gis ñoo xamante ne bi tey jii nii 982 pères et mères de famille yi nga xamante ne bi ñoo nekkoon ci agence yooyu leer na ma ne fi mu nekk nii nelawtuñu ba yandoor li nga xam ne mooy rassemblement des travailleurs du Sénégal tamit ñu ngi fii on parle de plus de 30 000 emplois yoo xamante ne bi perte nañ ko pour man nguur goo xam ne dafa ñëw xam ne doon politique ñàkk xëyu ndaw ñeeg yooyu noonu boo ñëwee def le contraire c'est un peu en tout cas incompréhensible mais man daal jàpp naa ne ak lu mënti am état bu Sénégal dafa war a gën a gunge ndaw ñi nga xamante ne bi en tout cas ñu ci bari ci ñoom joxewoon nañu seen bopp ngir ñu ñëw accéder ci pouvoir bi donc moi je pense que
day xaw a gauche trop ñu ñëw ba ci au pouvoir mais def 2 ans au pouvoir mais on voit que politique yi ñuy teg lu ci bëree bëri en tout cas ba léegi teguñu fi loo xamante ne bi mën nañ wax ne lii nii créé na xëyit nii tel et ça c'est regrettable. mu ngoog ñu dem sa Thiès yeneen ci ay liggéeykat mooy ñi nga xam ne ñoo yor oto manque douce yi ci boppam foofee dañu dakkal seenub liggéey mënatuñu liggéey ndax buñ daan manque fu ñu ko daan tuur dañ leen ko tere mu di benn site bu nekkoon ca wetu camp militaire ba dañ leen ko tere fu mu nekk nii amul benn site bu nga xam ne jox nañu leen ko looloo sabab ñu fi mu nekk nii ñu nekk ci ak njàqare seen ab liggéey daal dinay taxaw sa Thiès ñu fekk fa Pierre Claveur Pouy Mbaytal Xuma. lépp fukki camion manque douce yi nga xamante ne gaare nañ ko ci wetu stade Lat Dior ñi ko moom ñu forcé leen ab grève li ko waral amuñu fi nga xamante ne foofu la ñu war a tuuree li nga xamante ne moo nekk ci camion yi. depuis démb ba léegi oto dawul amuñu fu ñuy tuur militaire bi ñëwee këyitu leer naa ñu leen yor ñoom moom foofu léegi ñoom bi nee foofu dañ ko soxla ñu dañ fi ne amuñu fenn site boo xam ne war nañ faa mën a tool tuur nii pour l'instant amul. ñu xam ne war nañ leen utal nu mu gën a gaawee fa nga xamante ne fa la ñuy tuuree camion yi. parewuñ pour dem fa xalaatuñ pour dem fa nañ ñu jox benn site boo xam ne pour l'instant dinañ fa tuur ba ñuy xool benn solution. ñu ci woo autorité yi. dañu war a jàppale liggéey bi dafa métti parce que finance mën nga ci jëlee feebar mën nga ci jëlee lu ne suñu doom yi toog di ñu xaar yéen a yor càmm réew mi wutal leen ñu fu ñu tuur loolu lañ kii Tivaouane am na tuurukaay Ndakaaru am na tuurukaay fépp am na tuurukaay Thiès gën cee rëy mënu am tuurukaay loolu foo leen ko teg loolu tegu leen ko ci benn càmm. lu mët ñaari fan ñu gaare camion yooyu le ci wetu stade Lat Dior. ñu xuus ci xibaar yi yax nag conseil national de régulation des médias kuréel gu yees bi wutu CNRA coow li bari na ca lool jot na jàll sa assemblée nationale waaye nag waa SYNPICS di syndicat des professionnels de l'information et de la communication ñu ngay ñaawlu ñàkk waxtaan gi nga xam ne moom ci waroon a mën a jiital ndax dañoo jàpp ni bëri na ci luñ ci dëxëñ yoo xam ne ni dafa naral lor ñi nekk ci ëttu tasum xibaar yi Moustapha Cissé bokk si ñoom ñu teew lay kàddoom. mais loi itam balaa nga koy voté wax dëgg yàlla ak ki koy déposé foofu surtout suñu ministère waroon na au moins jël temps wu def ay concertation inclusive c'est-à-dire woo ñi ci bokk ñëpp ñu toog waxtaan ku nekk joxe sa xalaat bu ñu d'accordul ci lépp au moins dina am lu ñu xam ne mun nañ ci d'accord ñu avancer parce que àdduna noonu lay doxee waaye doo xëy nekk ci benn secteur ignorer ñëpp xëy di jël ay décision di teg defoon nañ ko temps yi passé sur la loi sur la publicité dañu xëy suba ñu indil ñu waxtaanuñ ci woon wala bu dee waxtaan nañ ci itam parew ñu ci joxe suñu avis léegi nag loolu mënul continuer parce que dafay indi ay erreurs yi mun naa ci citer benn par exemple manquement yi am li ñu jàpp ni manquement la c'est vrai état moo am pour organiser secteur bi waaye da nga ciy waxtaan ak nit yi benn bi exemple bi may joxe mooy régulateur bi dañ ko jox ay pouvoir yoo xam ni mun nañ jàpp ni dafa xaw exagéré parce que loolu ça relève d'un juge bu ñu demee ba régulateur am possibilité tëj d'accord mun na tëj mais ci yan anam parce que bu fekkee ne urgence la mun na tëj le temps nga saisir juge mun nga tëj mais amu fi urgence yooyu te organe de presse lu sérieux la mun nga xëy di tëj organe de presse parce que neex na loola neexula te sa bopp mun nga juum dal nañ leen fii temps yi passé léegi nag pour éviter loolu yëpp moo taxaw ñu ne dañu war a toog ak ñoom ñu wax ñu joxe suñu avis joxe suñu xalaat ñu tënk teg mais niñ ko doxalee nii rafetloo ñu ko ñu ngi koy dénoncer jusqu'à la dernière énergie te nag duñu toog di seetaan luñ ci mën a def daal mooy lépp lu ñu yor may dinañ ko jël fekkee juridiction yi permettre nañu attaquer décret dinañ ko attaquer ba dem fu nga xam ne doonee benn. mu dee kàddu yi bawoo ci secrétaire général bu SYNPICS Moustapha Cissé ñeneen ñu ci yàbbi moo di waa SEDEPS Mamadou Ibra Kane mooy njiit la nee nañu nag neexul ba neex waaye CNRM gi dañu ko jox yat boo xam ne daanaka faagaagal liberté de la presse moom moo ko liberté de presse moom moo ko tax jóg du ñu ko bàyyee noonu nee nag mbir yi dinañ ko yóbbu ci yoon rawatina ca conseil constitutionnel ngir nag attaqué ko ñu teew lay kàddoom. gouvernement bi dafa tëb rek bind texam adopté ko en conseil des ministres jàllale ko ci assemblée nationale bu mu ko jàllalee ci assemblée nationale ñun la ñu soog a xam lan moo nekk ci biir texte weer yi ci ginnaaw cour suprême annulé woon na ay arrêté yu bari yi nga xam ne ministre de la communication daf ko jëloon pour naxasal la liberté de la presse autorité administrative dina am sañ-sañ interdire benn média dina am sañ-sañ interrompre émission dina am sañ-sañ supprimer un site internet ñu jaarale ko ci biir loi pour ñu fagaagal la presse privée te ba pare presse écrite réew àddina yépp yi nga xam ne ay réew démocratique la ñu presse écrite kenn du ko réguler nguur gu bees gi dafa bëggoon ne il faut mu domestiquer la presse écrite moo tax daf koy dugal dans le domaine de compétence du CNRM donc avec cette loi là kenn mënutul wax ne Sénégal état démocratique def nangu
biñ ci def mooy sànq li ñu wax nekk na en tout cas mbir moo xamante ne bi CNRM en tout cas professionnel des médias yi waruñu ko mën a seetaan waruñu ko bàyyi mu jàll bu ñu dégloo léegi rek ki nga xam ne mooy Mamour Ibra Kane li mu wax déjà boo ko déggee rek da nga naan lii xel mënu ko nangu parce que mu ñoo nekk ci réew bu mel ni Sénégal mais ñu bëgg a ngalaab nit ñi tënk presse bi pour man c'est comme si état bi dafa xam ne peut-être mi ngi jëm ci ay lendemain yoo xam ne ay jafe-jafe dafa nar a am peut-être nit ñi nar nañoo reeteet seen i jàmbat ñu ne laata loolu di am ñu gàttandu jéem a noot ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi parce que c'est j'ai comme l'impression que en tout cas dañoo bëgg a museler ñi nga xamante ne bi moom mooy askan wi ñu bañ a génnee seen i jàmbat parce que boo koy xool yàgg ñoom bi ñuy nekk opposition yàgg nañoo di ŋàññi ay dispositions yoo xam ne dañoo jàpp ne c'est liberticide mais lii ay dispositions yu liberticide la parce que benn organe nga jox ko pouvoir de sanction pouvoir mën a tëj organe pour yeneen pouvoir parce que peut-être que am na yow tenté woon bi nga ko tenté ñu yóbbu ko Cour suprême ñu daan la tey jii nii ñu bëgg indiwaat loi yoo xamante ni bi en tout cas du lii pour man du régulation pour man lii mbirum daanaka ay acte autoritaire la mbirum jaay doole la mbirum daanaka dictature la parce que c'est comme si voilà nit ñi amatuñu liberté de ton waruñoo mën a am liberté d'expression pour man lii bu ko corporation bi attaqué yóbbu ko pour man ci conseil constitutionnel jàpp naa ne comme yeneen yi bi ñu yóbboo yeneen loi yi nga xamante ni dañoo def lu la neex bi ñu ko yóbboo conseil constitutionnel daf ne loi bi dëppoo la constitution te jàpp nañu ne loi bi dëppul ak constitution parce que constitution dafa protéger li nga xam ne mooy liberté de la presse te lii dafay salfaañe liberté de la presse donc moi je reste optimiste que ne loi bi bu demee conseil constitutionnel lu jàll. Très bien ñu des ba tey ci CNRM googee xam ngeen ne nguur gi bi mu toogee ba léegi yenn ci ay këru tasum xibaar ci ay jafe-jafe la ñu nekk doore ko yàqum der gi dégg nañ fi lu ne ci groupe de presse yi xam ngeen ne ñun sax woowee nañ ñu fi kër dof yi ñu ne deetawaay répression économique wàllum koppar gi mu tar lool am na si groupe de presse yoo xam ne tëj nañu mënatuñu continuer ay taskatu xibaar yi nga xam ne jot nañ leen fi teg loxo